jërë ngeen jëf mbokk internet sans limite sen.com ñu ngi leen di dalal jàmm ci seen récap du jour ñu dikk ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi coronavirus fii ci Sénégal lu yamook 153 nouveaux cas positifs la ñu am 47 cas contacts suivis ak 6 cas issus de la transmission communautaire. lu yem mook juróom ci ay nataal la ñu fësal rek ci réseaux sociaux yi daal di ci wane ki nga xamante ne ni moom mooy Dieyna Baldé di poser fièrement au volant. Aliou Sow nekkoon ministre fii ci réewum Sénégal moom moo rek bind ki nga xamante ne moom mooy Queen Biz daal di koy rek encouragé ci liggéey bu am solo bi mu doon def ci wàllug musique ginnaaw bi nga xamante ne kii di Queen Biz waxoon na ne dafay bàyyi li nga xamante ne moom mooy musique. et puis affaire Aby Ndour ginnaaw bi nga xamante ne ni fësal nañu ab xibaar daal di wax rek ne ki nga xamante ne moom mooy chargé de com am nekk ab journaliste bu ci turu Pedre Ndiaye dafa rek démentiroon li nga xamante ne moom mooy harcèlement bi Aby Ndour doon jot ci ki nga xamante ne moom mooy Pierre Goudiaby Atepa ndekete furaas dara amu ci détails yi dañ ci ñëwaat ci lu gën a yaatu. mu mel ni nag tey ci alxames bi fukkeelu fan ak ñett ci weeru août 1730 tests yi nga xamante ne ni moom la ñu réalisé ci wàllu coronavirus 153 ñoo ci ñëwaat positif soit un taux de positivité de 8,84%. cas positif yi nag ñu répartir que comme suit 47 cas contacts suivis la ak 106 cas issus de la transmission communautaire yi nag ci sanc yuñ ko saytu rek moom mooy Ziguinchor am ci 11 Bignona 7 Mbour 7 Almadies 6 Saint-Louis 6 Kédougou 5 Kolda 4 Thiès 4 Dakar Plateau 3 Kaolack Khombole HLM Mariste Médina Ouakam bu ci nekk am ci 3 Dieuppeul am 2 HLM Grand Yoff 2 Keur Massar Liberté Richard Toll Tivaouane 2 Benn Tali Bopp Bounkiling Centenaire Cité Faysal itam bu ci nekk am ci 1 Diouloulou Fann Hock Grand Yoff Guédiawaye Mékhé Mermoz bu ci nekk itam am ci 1 Ouest Foire Oussouye Patte d'Oie Popenguine Rufisque Sacré-Cœur Sicap Baobab Sokone Thiadiaye Touba Yoff Vélingara itam bu ci nekk am ci 1 ñu am nag lu yemoo 49 patients ñu hospitalisé woon ñu mujjee doon contrôlé négatif et donc déclaré guéri 51 cas graves ñuy prendre en charge te suñu service de réanimation yi ak 2 décès yu ñu enregistré ni ki démb ci àllarba bi fukki fan ak ñaar ci weeru août à ce jour nag ñu am lu tolloog 11 740 cas yu ñu déclaré positif dont 7 572 guéris 244 décès ak 3 923 patients sous traitement. niki démb ci àllarba bi la élèves yi rek doon def jongante lu ñeel wàllu épreuve philosophie waaye nag ñaari élèves yu nekk fële ca lycée Aynou Mady mujjeewuñ rek def seen anticipé philo yooyu lee ndax it nag ab camion UCG moom moo leen rek fiir ginnaaw ba ñu tollee ci lycée bu zone de recasement bi nga xamante ni foofu la ñu waroon defee seeni épreuve te bu ñu sukkandikoo ci surveillant centre bile di wuy ci turu Abdoulaye Adama Thiam accident bi mu ngi am ci boori 7h30 ñaari élèves yooyu nag ay fracture la ñu jëlee ci accident boobule ñu mujjee leen rek évacué fële ci hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff. Soxna Mbaye Mbacké Jamil nekk consultant chercheur yooyu na yàbbi ci série sénégalaise yi nga xamante ne nii moom mooy daw jamono ji moom nag daanaka ñi mu njëkk attaqué rek moom mooy maison de production sénégalaise yi daal di wax rek ni dañuy def promotion li nga xamante ne moom mooy bon gi bëgg ci nag am li nga xamante ne moom mooy ay dërëm te it yamul foofu ndax boo leen xoolee ci yenn série di ngeen gis sax ay jigéen yi nga xamante ne ni dañuy ñàkkal seen bopp fayda ci ay kanami góor te yooyu nag nekk na yoo xamante ne ni daanaka bu xale yu gisee mën na influencer bu baax a baax ci seeni comportement moom nag soxna Mbaye Mbacké Jamil li mu daanele ay kàddoom rek mooy que ni il faut que askanu Sénégal bi daal di jug daal di contrecarrer li nga xamante ne moom la dippee ay bombe médiatique yi nga xamante ne ni dafa yàq jikko yu baax yi fii maam yi bàyyi woon. bokk na itam ci li gën a fës ci xibaar yi ay nataalu ki nga xamante ne moom mooy Dieyna Baldé la ñu fësal lekk ci réseaux sociaux yi moom nag ci ay bés yu ñu weesu amoon na ab ñagas-ñagas ak ki nga xamante ne moom mooy Mamadou Diop nekk directeur bu ISEC ba taxoon na sax mu mujjee ci woon tëdd prison daal di rek mujj am li nga xamante ne moom mooy liberté provisoire waaye bu ñu ñëwaatee ci photo yi rek dañ ci wane ki nga xamante ne moom mooy Dieyna Baldé muy posé fier
dernièrement Aliou Sow nekkoon ministre fii ci réewum Sénégal yónnee na ab bataaxal ki nga xamante ne moom mooy Queen Biz nekk artiste chanteuse di ko ci rek encouragé ngir rek mu ñëwaat ci décision bi nga xamante ne moom la jëloon daal di rek ne dafa doon bàyyandi li nga xamante ne nii moom mooy way. Aliou Sow nag li mu xamalaat ki nga xamante ne moom mooy di Queen Biz mooy rek jot na déglu yenn ci ay wayam te gis na ni am na niveau te it nag message yu am solo rek la ci jàllale te sax nag képp koo xamante ne bëggu déglu kii di Queen Biz mu dem rek déglu ñaka saf te rek daal di bàyyi kii di Queen Biz mu def liggéeyam. Bokk na itam ci li gën a fës ci xibaar yi tiis bi nga xamante ne ni moom moo dal kii di Abba No Stress nekk animateur fële ci Télé Futurs Médias raq wala sax mag ci ki nga xamante ni moom mooy soxnaam moo ñàkk bakkanam ginnaaw bi nga xamante ni dafa doon accoucher. Xibaar bi nag Abba mu ngi ko jàllale ci compte Snapchatam di massa bu baax nag njabooti xale bu jigéen boobule. Adja Diallo nekk animatrice fële ca 2STV génn rek daal di indi ay leeral ci mariage bi nga xamante ne ni moom la ñu annoncé woon ne def na ko jamono ji ñu génn ba taxoon sax nag moom publier woon ay photo yoo xamante ne nii daf cee soloon na solu marié daal di wax rek ne elle est devenue madame Ewoumane jamono ji nag ci page Snapchatam la génnaat rek daal di déclaré ne loolu dañ ko créé de toute pièce ndax it nag mësul marié waat te rek bu ko kenn envoyé ay message yu ko laaj lu jëm ci wàllu woowule ndax it nag am na ku mu nekkal jamono ji te moom ak Oussou probablement copain wam dañ doon foo rek. Bokk na itam ci li gën a fës ci xibaar yi affaire Aby Ndour bi nga xamante ne nii les premiers résultats de l'enquête audit yi nga xamante ne nii moom la ñu njëkkoon def était en faveur de ki nga xamante ne moom mooy Pierre Goudiaby Atepa. ci xibaar yi ñu ci jot joxe nag mooy rek ki nga xamante ne moom mooy Abdourahmane Baldé nekk chauffeur ki nga xamante ne moom mooy Aby Ndour ak Pedre Ndiaye nekk chargé de communication bu artiste bile luñ ci xamle rek moom mooy ñaar ñooñu dañoo témoigné woon en faveur de Pierre Goudiaby Atepa daal di rek niyee ne musuñoo gis wala bokk ñu teewee ab seen chantage wala sax harcèlement bi nga xamante ne Pierre Goudiaby def na ko jëmale ko ci ki nga xamante ne moom mooy Aby Ndour waaye nag daanaka loolu yëpp furaas dara amu ci ndax bu ñu sukkandikoo ci ab vidéo boo xamante ne Aby Ndour publié na ko daal di toog ak ki nga xamante ne moom mooy chargé de com Pedre Ndiaye dafay mel ni rek xibaar yooyu nga xamante ne ni jot nañu ko joxe ci wàllu woowee wérut li ci des rek mooy ñu xaarandi fi ak ay bés naka la mbir mi di mujj. Djidiack Diouf nekk manager yi ki nga xamante ne moom mooy Viviane Chidid mujj na am liberté provisoire ginnaaw bi nga xamante ne ni des na prison lu tollook juróom-benni weer li ko fa yóbbu woon nag nekk ab affaire de trafic de visa ni ki le 12 février 2020 nag la ñu ko placé woon sous mandat de dépôt. Mamadou Seck moom mi nag jotoon na sax dugal ay demande de liberté provisoire waaye yooyu yëpp dañ ko rejeté woon jamono ji nag moom ak ko accusé yam di wuy ci turu Petit Mbaye daanaka jamono ji mujjee nañ leen accordé seen liberté provisoire. Mës nga am rupture di ko jooy nekk ab laaj boo xamante ne ni moom la ñu laaj kii di Wally Seck mu def ci nag ab révélation yu am solo ci kii di soxnaam di Soxna Aydara moom nag Wally Seck lim ci xamle rek mooy bëri na lool lim ko def ndax it nag jamonoy xale doon na def ay yëfi xale ba sax nag kii di Soxna Aydara daal di ko ci rek bàyyi mu jaraloon ko nag ay jooy ci noonu la rek xamle ne xawoon na ko ñàkk waaye jamono ji moom Wally Seck li mu jàpp rek mooy que ni ab soxna bu nekk diamant plus or la am. Mbokk internet yi foofu la ñuy jaar rek daal di ndar képp xibaar yi bëccëg bi di leen jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf.